dund ay jafe-jafe yu metti des fois seen nekkin foofu du neex mais xibaar yañ cay am chaque jour Adji Samb moo ñu koy indil Adji ma bàyyi la nga wax tey loo ñu indil. ci biir Ndoye Lebou comme ni nga ko waxee rek des fois ñu dund ay jafe-jafe yoo xamante ne dana metti lool comme ki ñu indi tey mu di Aram Kébé Fall moom mi ngi nekk fële ca Brésil doon dund li nga xamante ne moo di harcèlement ci liggéeyam dañuy seetaan vidéo bi ñëwaat ci plateau bi waxtaanee ko. salaamaaleykum Seneweb salaamaaleykum Sénégal nuyu naa ñëpp fu Sénégalais maa ci nekk maa ngi tudd Aram Kébé Fall dëkk fii ci Brésil donc ci vidéo bi damay essayer de résumer un peu ce qui s'est passé mon histoire c'est une longue histoire daa na xajul ci vidéo bi mais damay essayer de résumer donc dama doon liggéey fii ci Brasilia ci ambassade bu Togo fii ci Brésil depuis 2016 maa ngi fa doon liggéey nag 2021 bi la fa mujjee génn dama mujjee dàq tout simplement parce que chef bi même mujjee am dafa ma doon chantage du ma proposé benn relation boo xam ni neexuma étant donné que man dama am jëkkër moom dafa am jabar mooy proposé relation boobu ma ne ko carrément mënuma ko mu ngi doon faire comprendre que daf ma bëgg di ko fii génn na fii et donc ma bañ di dëgërante mu bopp ba à la fin mu mujj ma dàq tout simplement parce que yaakaar ne jigéen la maa ngi fii sama jëkkër nekku fi woon ma yor sama doom yaakaar ci liggéey boobu yaakaaroon na waroon na mën a jaar foofu chantage ma ba ma nangu li moom lu bëgg donc ma ne ko mënul nekk mujj ma dàq donc def naa ci ay vidéo mi ngi ci internet bi j'ai mes preuves enregistré naa ko audio muy wax ne carrément moom dafa ma doon xaar mais je lui ai fait comprendre clairement que moom li muy bëgg man bëgguma ko donc loolu c'est une preuve vraiment suffisante je pense donc porté naa plainte 3 fois porté naa plainte au niveau du ministère du travail fii ci Brésil police de la femme fii ci Brésil ak ministère de la justice am na avocat mi ci procès bi mais puisque diplomate la comme moom mu ko tàmm doon wax damay mën a nangu su ma nangu aussi bu bés bu éclaté bu ma génnee wax man maay perte du ma am non seulement du ma am liggéey feneen mais moom daal du ko ci fekk parce que moom diplomate la et malheureusement c'est ce qui s'est passé lii diplomate procès baa ngi nii daara fekk ko ci procès bi bougéwul demul fenn koo ci wax ñu ne moom diplomate la parce que c'est compliqué diplomate la mënu ci dara mënu ci dikk donc mu troxal ma ndax ma ñàkk sama liggéey dédommage yu ma def ma dara juste parce que dama doon bañ li ma doon imposé xuloog moom gëdd ma gëdd ko yaakaar daf may troxal dàq ma voilà noonu la demee donc j'ai besoin d'aide et de justice yaa ngi naan ambassade bi mais je laisse bien clair que une ambassade n'attaque pas une autre ambassade, un diplomate n'attaque pas un autre diplomate donc li ñu xam mooy jéem a maslaa yooyu noonu bu jéem a defar affaire yi et moi je suis pas d'accord du tout avec ça parce que dama koy donner ça jusqu'à la fin parce que dund naa ko am na ñeneen ñu koy dund wala ñu ko jot a dund wala ñoo xam ne ñi elle risque de vivre ça voilà et on est dans un monde où ça va quoi basta maintenant jigéen ñi elles sont pas obligées ñu di chantage même seen bërëbu liggéeykaay pour ñu mën a téye seeni liggéey donc dafa doy violence faite aux femmes ça va soit ñu ngi leen di violer wala ñu ngi leen di toroxal ba seen bërëbu liggéeykaay pour ñu gàddu liggéey. waaw moom Ndoye Lebou moom comme niñ ko déggee ki nga xamante ne moo di Aram Kébé Fall mu subir harcèlement ci liggéey bi nga xamante ne mu ngi ko doon liggéey fële ci ambassade Togo bi nga xamante ne moo ngi Brésil ba à la fin sax dañ ko mujjee dàq moom ne mu ngi fa commencé di liggéey 2016 ba 2021 mais en mars 2021 ci lañ ko dàq ci li nga xamante ne moo di liggéeyam ci damay ñëwaat rek ci li nga xamante ne moom la wax mooy ki nga xamante ne moo di deuxième chef bi mu am da ko doon def genre promotion canapé affaire yooyu noonu moom nag mu bañ parce que elle est mariée ki nga xamante ne moo di chef am
marié aussi muy wan ni jafe-jafe yi mu fuy dund yuuxu na wàllu dem na porter plainte li nga xamante ne moo di 3 fois porter na plainte ci ministère du travail ministère de la justice dem na sax ba police de la femme mais amul tey jii benn tànk ba nga xamante ne yëkkati nañ ko ndax le gars c'est un diplomate donc mu nekk ay jafe-jafe yoo xamante ne moom dund na ko ak yeneen sénégalais yoo xamante ne ñu ngi koy dund parce que yooyu yëpp dafay indi ne ci wàllum liggéey tey jii yow mii di jigéen boo amul tey benn caractère dina la jural ay jafe-jafe yu bëri li ci mel ni promotion canapé bi ñu tudd abus de pouvoir day dem ba day nekk li nga xamante ne violence faite aux femmes la yooyu yëpp mu nekk ay jafe-jafe yoo xamante ne muy bitim réew ak fii nga xamante ne mooy suñu réew jigéen ñaa ngi ko ci dund moom nag muy ñaan justice ndax nee na c'est trop facile dàq biñ ko dàq amaana am na beneen liggéey mais tey jii mënul def 2016 ba 2021 nekk ci sa bërëbu liggéeykaay ñu dem ba humiliation di ci am ki nga xamante ne moo di sa chef nga nekkoon secrétaire am mu wàccee la yóbbu la ci poste de réceptionniste après di la yuuxu yooyu yëpp nga dem ba nga xamante ne sës nga mu dàq la jigéen ñi di ko dund te mënuñu ko yuuxu fenn fi nga xamante ne foofu lañ ko mën a yuuxoo moom loolu la dund te justice lay ñaan. vraiment c'est vraiment déplorable. métti na man bi muy wax sama yaram dafa daw sax boo xoolee doomu réew rek nga génn réew mi dafa metti wéet gisoo ndey gisoo bàyyi waxatuma laa nag nga nekk jigéen teg ci sa àq ak yelleef ñu xañ la ko. gisoo kenn ku la wallu yoon mi nga yaakaaroon taxu koo demee noonu c'est vraiment dommage di ñaan rek yàlla na ko yàlla defal li gën mu ñibbisi ci réew mi am fi lu gën la mu doon am foofu yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def ndax ku sañoon moom doo tukki sa wetu njaboot ngay toog wala say wetu waajur di am sa teraanga tukki moom dafa metti ba pare situation yi ngay dund nii doo gis fooy daw làqu parfois. est-ce que tamit mën na ñibbisi parce que dafa yor borom këram foofu noonu ca dëkk. borom kër gi brésilien la. loolu nag jotuma leer mais am na fa borom kër am fa doom est-ce que war na mën a ñibbisi est-ce que tamit buñ la tooñee rek nga daw ñibbisi dina yomb. bon d'accord man dama ko doon ñaanal rek lu gën. man waaw kon baax na. foofu bu gënee ci moom it noo toog bu gënul yàlla def mu gën. tukki rek dafa metti tukki rek tumuraanke la boo tukkee boo nekkee dëkk jàmbur du neex a neex ba nga considérer sa bopp comme ñi nga xamante ni ñoo fa juddoo loo fa nekk ci jàmm ak à l'aise donc yëpp ay inconvénients la ci li nga xamante ni mooy immigration boo xoolee waaye it rawatina ci jigéen ñi malheureusement dañoo jàppee ñu néew doole ba nga xamante ni tout le temps yi ni mel la ñuy proposer ci liggéey yi donc ay promotion canapé yi ni mel donc nañu gën a xam li leen fa yóbbu en tout cas gën a am fulla ci seen bopp ndokk ba mu ko bañee sax waaye am na moroom yu bari yoo xamante ni bu dee amuñu wéeruwaay amuñ ci kuñ jàpp ñu soxla liggéey bi trop mën nañ ko nangu. waaye kii da nga koy xool rek xam ne ko am fulla da nga koy xool rek xam ne fulla ak fayda kese la. en tout cas bëgg liggéey warul a jaral nga ñàkk sa dignité parce que nit bu demee ba ñàkk dignité amatul dara. wante aji xam nga loolu dëgg la ñàkk dignité moom nit warul sax egg ci niveau boobu mais des fois gis nga ñàkk dafa garaaw rawatina nga dem dëkk boo xam ne amoo fa kenn yaakaaroo ci kenn war a ndékki añ reer war a dëkk war a sangu war a am loo yónnee. abus de pouvoir bi nekk ci entreprise bi diñ ci wax. waaw loolu moom xamaa ñàkk a yërmande parce que nit bu dem ba am lu toll nii dignité bu toll nii ne moom ci jëm boppam mën na ko jaral sax que mu ñàkk liggéeyam yoonam nekku ci kooku rek déjà mérite delloo si waat na ko parce que la mu doon xool comme ni ko Rose waxee ba am na mu cay bañ am na ñoo xam ne ñoom déjà duñu ko bañ parce que mën nañ ko def ci suuf te kenn du yëg mais n'empêche waxuma la non seulement ci seen liggéey mais dana leen defaral beneen promotion la ñu amuloon sax leneen ak leen ñu ko ci am donc tey quoi qu'il en soit jigéen bu nangu bay fas sërëm rek di nangoo liggéey rek kooku am na beneen mérite bu ñu ko war a mën a delloo si lu dul naan jaayam doole la ci parce que yaa ngi koy proposé leneen loo xam ne nangu ba ci sax dem ba am borom kër nga koy proposé yenn yi war nañ ko xoolaat bu baax a baax. mais ki ko doon proposé ci Togolais la c'est un Togolais. baaru ambassadeur ba ca boppam. chargé de mission la. chargé de mission. mais pour man pour bañ a dem fu sori mais loolu fii la gën a fekk Sénégal gi. un peu gay. bari na fi lool gii la ëppee nga gis fii ay chef d'entreprise ay nit yu nga xam te ne yàlla da leen may daraja lool
ñu am seen i biens yu bëree bëri suñu rakk yi ak suñu jigéen ñi dañ leen di proposer promotion canapé pour ñu mën a liggéey donc c'est un phénomène bu nga xam te ne nii quand même nekkatul au niveau sax international mais fii ci Sénégal rek dañ ko fii gis maintenant il faudra saluer mu nekk jàmbaarte suñu jigéen ñi ndax tey ji jàmbaarte weesuwul nga mënoon nekk fii bëgg facilité nekk ci beneen yoon mais nga bàyyi coono wala peut-être bëgg maanaam faj jafe-jafe wala faj gàcce tax ba nga génn fi nga xam te ne moom moo nekk sa réew ngir dem ci beneen réew ngir fexe quand même noo génnee situation yi sa famille nekk wala yow ci yi nga nekk nga dem ba foofu noonu di subir yenn ci jafe-jafe yi nga xam te ne bokk na ci ay promotion canapé wala ay yenn ci chantage yi nga jëm ci wàllum sexualité maintenant lan la ñu war a def pour li ni mel wàññeeku ci biir adduna bi wala sax fii ci Sénégal mooy encourager les jeunes à rester ici au Sénégal et man à chaque fois loolu rek moom mooy solution bi fexe ba suñuy yaay yi wala suñuy soxna yi wala suñuy rakk yi suñuy tonton yi suñuy nijaay yi suñuy mag yi ñoom ñëpp bu ñu envié ci feneen fudul Sénégal gii ni toog ci biir réew mi liggéey mais malheureusement sénégalais yi dañ leen a bàyyi ak seen bopp amuñ liggéey te bés bu yàlla sax ñu dégg ay milliards yu ñuy luubal di ko dugal fu nekk. également manque d'assistance bi nga xam ne day am ci ñu war a nekk des représentants du Sénégal Merci. à l'extérieur. à l'extérieur ñooñu aussi quoi que l'on Merci. puisse dire am na beneen rôle boo xam ne waroon nañ ko ci mën a ça jouer. n'existe que de nom. voilà mais ñooñu tamit noonu nag loolu yenn ci consul yenn ci ambassades yi nga xam te ne ñu ngi nekk au niveau international wala ci yenn ci réew ci àdduna bi te Sénégal moom ko maanaam foofu ña fa nekk tëdd di nelaw képp lañ fa nekkee ak gundaandaat ak bambola ak nekk ci lu leen neex quoi qu'on puisse non effectivement waaw kat man je connais des gens presque sama famille ñu ci gën a bëri ñu ngi à l'étranger mais yenn saa yi da ngay gis ku nga xam da lay exposer un problème mais dañuy dem ci consul wala ci ambassade yi duñ fa fekk nit pour nga dugg fa ça c'est tout un problème alors que Sénégal fii nii amul kenn ku nga xam te ne nii ab ressortissant ngay doon nekk fii ci Sénégalais ñu nekk Sénégal fii ñu lay dundaloo yenn ci jafe-jafe seen ambassade yaa ngi fii suñu ambassade yaa ngi fii amul benn jafe-jafe bu nga xam te ne nii nit day jóge ci bitim réew di ko fi jànkonteel au contraire ñun ñoo nekk ay Sénégalais ba pare juddoo Sénégal bon teint noir nekk fii nekk ay jafe-jafe ñaata Sénégalais lañ lay wax ñooy nekk di liggéeyal yenn suñu mbokk yu nekk fii ba pare di fa dund ay jafe-jafe yu bëri bëri réew naar yi keroog la fi invité aji bi mooy que de ko xam Agadez xaw ma fan di expliqué Niger di wax jafe-jafe yi nga xam te ne nii ñu ngi ko fay jànkonteel te ay naar ñoo leen ko fay teg te naar yooyu noonu ñu ngi fii Sénégal di gundaandaat di def lu leen neex ci biir réew mi dara fekku leen ci donc benn instant suñuy kilifa aussi on nous dira que affaire de diplomatie affaire de relation bilatérale quoi patati patata mais nañu am fulla ak seen fayda bopp pour quand même il faut faire respecter quand même. manque d'assistance boobu Babacar soulevé loolu la Aram Kébé gis moo tax muy woote li nga xamante ne moo di justice di wax aussi ku ko mën a jàppale na ko jàppale ndax nee na foofu ca Brésil dañuy def à l'amiable donc moom amul dommage et intérêt bi ñu ko dàkkee amul dara donc négociation la ñuy def dañ ko dàq noonu rek moo tax muy ñaan justice ku ko mën a jàppale aussi na nga ko jàppale yàlla taxawu ko dimbali ko ci li nga xamante problème bi nga xamante ne moom ciy dugg Ndoye Lebou au bout du fil tey fii la ñëwee woon ak sénégalais yi. ayca merci beaucoup Adji Samb di la jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal képp koo xamante ne nii yaa ngi ànd ak ñun di suivre la première matinale digitale.